Kimolo mo ba dem na ci bu demee su demee yaay ngir gunge suñu réew mii di Sénégal ak mboole seem kuy yëngu ci wàllu koom-koom rawatina ci wàllu mbay càmm ak napp boole ko nag ak taxawaayu aar li ñu wër di alam bi ngir yokkute gu mat sëkk te mucc ayib LBA la banque agricole lëkkaloo ak Sud FM seen rajo ñoo leen di may àllarba bu jot bu juróom-ñaari waxtu ci ngoon jotee seen émission waar wi la banque agricole LBA di banque bi xarañ te ubbeeku. salaamaaleykum mbokki auditeurs Sud FM yi ñu leen di gërëm bu baax a baax seen teewaay seen émission waar wi bi nga xam ne àllarba bu jot du waxtu yu jotee yéen ngi toog di déglu di gërëm également sunu ñi nga xam ni tey jii ñooy sunu gan yi ki nga xam ne moom mooy Ali Aïdar Ali Aïdar teew na ma leen di fàttali Aïdar nekkoon na fi ministre de la pêche loolu nekk lu am solo tey jii si waxtaan bi ndax xam ngeen ni naka démb rek ñoo ngi doon célébrer li nga xam ni moo doon journée mondiale des océans maanaam mbirum géej gi ak li nga xam ne mooy wàllu pollution yi si nekk ak lépp rek loo xam ni dafa jublu si wàllu géej gi beneen invité bi nag yaakaar na ni moom mi ngi si yoon wi muy Moustapha Dieng di président bu syndicat national des pêcheurs du Sénégal donc ñu leen di gërëm également yéen itam seen teewaay di leen fàttali ni émission bi mooy seen émission donc seen contribution ak du fekkee ne am na yu ngeen di laajte kooku bu leen hésité mën ngeen di woote 88 628 98 98 88 628 98 98 du fekkee ne di nga xam ne ñoo nekk bitim réew mën nañu woote si 33 841 22 33 également di boole si gërëm yi suñu partenaire la banque agricole Sénégal ñu duppeek LBS moom mi nga xam ne fa muy jàpp mooy fa gën métti si wàllu dimbal muy production te ku ni production rek temps boobu yaa ngi wax autosuffisance nag moom du accès si la ñuy dogee xalaat la nga xam ni moom mooy ay transformation wak yeneen ak yeneen Ali Aïdar ñoo ngi lay nuyu di la bàyyi nga ñu teg mbokk auditeur Sud FM yi ak tam gaz Sud FM yi. salaamaaleykum monsieur Sall kontaan naa trop ci ni ma teewee fii ci rajo Sud FM di nuyu auditeur Sud FM yëpp mais di nuyu surtout mool yi nekk fépp diggante Guet Ndar ba géeju Casamance fële ca Jembereng mi nga xam ni sama jabar fa la dëkk du nuyu mool yëpp Kayar Mbour Kafountine Rufisque Dakar Soumbédioune Mbao ñëpp daal vraiment ñëpp ngi mool yëpp a ngi ci sama xol maa ngi leen di nuyu. voilà Ali Aïdar yow nag moom da nga ànd ak casquette yu bare ndax moom sànq li mu la annoncé ni nekkoon nga ministre de la pêche duñ ne pêche tam daan ñëw si mbirum environnement ak yeneen donc moom waxtaan wi yaakaar naa da nekk waxtaan boo xam ni waxtaan bu yaatu lay doon léegi Aïdar dañ la bëggoon laaj loo xam ne rek lu simple la gis nga nu dëkk démb nu ni moo doon journée mondiale des océans ban jàngat ngay am d'abord si journée mondiale des océans. bon ca dëgg-dëgg monsieur Sall man journée mondiale indiwuma fi. ndax ñi ngi am journée mondiale de l'océan journée mondiale de l'arbre journée mondiale de la forêt maa ngi séntu sax ci fan yi rek ñu créer journée mondiale de la nuit parce que dañu bëri ay journée yi nga xam ni daanaka ay mel na ni lekkukaayu xaalis la rek parce que géej gi bi mu tàmbalee ñu koy waxal est-ce que matul juróom fukki at ba ñuy dem fële ci géeju Madeleine di nuuru foofu di wane ni ñuy sànni bomb yi ci géej gi muy tasar géej gi ñu koy wane moolu Soumbédioune yi ak yeneen mool yi ñu leen koy won di ko won ñëpp ba mu fi indi ay débat ca temps gouvernement Abdou Diouf. xam nga loolu yàgg na torop ñuy wax ba tey waaye kan moo jóg di jëf ñu ngi seetaan rek gis nga li ci kanam dina metti de parce que bu àll bi seeyee géej gi seey Sénégal dina naqari. waaw mais Aïdar yow nekkoon nga fi ministre de la pêche. juróom-ñetti weer. waaw alors. situation boobu naka la demoon ak yow loo si defoon loo xam ne daf koy jëmale kanam. loolu boo ma laajee lu ma ci defoon dafa mel ni dëkkaloo fi woon ndax jàpp naa fi ay saxaar yu bëri coob bu bëri. ndax gisoon naa ni temps boobu
loi mayoon na nit yi pour ñu jàpp coach yi nga xam ni 20 centimètres la ñuy def te loi mayoon na leen ci temps boobu ñu jàpp yabooy buy def 12 centimètres ma xam ni waxtaan ci nekk ak scientifique yi nekk CROD ñoom ñépp ñu d'accord ni coach balaa moo mën a jur il faut mu am ñetti at mesurer 34 centimètres yabooy balaa moo mën a jur il faut mu am 18 centimètres léegi ñu waxtaan ak mool yi ba am consensus ñu ne ñoom d'accord nañu pour 16 centimètres ma ni nañu jël loolu en attendant ba suba ñëw ñuy jàpp loolu yëpp ci juróom-ñetti weer yooyu laa ko liggéey ak code de la pêche ñu defar ko ak notion de taille marchande ñu defar ko ak dégg ngeen quand même coow bi fi amoon ak Oley Neydanov loolu yëpp ci juróom-ñetti weer loo bëggati nag yow tamit. oui mais on pose la question puisque da nga décrit situation boo xam ne situation bu garaaw la woon. mais dafa garaaw ba léegi. waaw justement léegi yow temps boobu nga xam ne yi jaaroon nga ak décision yooyu nga jëloon est-ce que nekkoon na décision yoo xam ni ñoo ngi ko doon jëfal à la lettre. bon en tout cas man de li ma mën a wax mooy bi ma fi nekkee daal yaakaar naa muy environnement muy pêche loi yi dañ ko doon tëral parce que xam nga boo nekkee ministre administration bi topp sa ginnaaw dafa am doole. te boo nekkee ministre bu am benn vision politique mi nga xam ne dafa méngoo ak vision président de la république administration bu la toppee da ngay mën a liggéey donc man nag mais man ministre de la pêche taxul ma fi wax man bi may yàgg. oui non c'est-à-dire génn parce que war nga maîtriser temps boobu affaire yi au moins un peu. déedéet léegi donc yow da nga bëggoon ni dana suivre woon ñi nga xam ñoo doon sa gannaaw ñoo la suivre woon si li nga xam ne moo doon sa xalaat. man mosuma wax loolu. waaw dama ni boo nekkee ministre administration bi nga bëgg liggéey. ñëppay topp sa ginnaaw di liggéey. loolu moom laa wax loolu mën naa ci delloo mais bi may wax tàmbali wax géej mat na juróom fukki at 50 ans. juróom-ñetti weer laa nekk ministre yow tamit bul ma wax ministre juróom-ñetti weer géej gi dama ko xam ndax 12000 fois 12000 mooy ñaata fukki junne ak ñaari yoon. nuuru naa ci suuf géej gi di ko jàngat. nga gis fa lan si wàllu environnement surtout. ma gis fa géej bu naat bu rafet nga xam ni boo ñëwee nga nuuru kunku jabaar wala nga dem kunku Allemagne fële ca kaw Mbuur wala nga dem ci saliñ yi nekk fii wala nga dem fépp foo dem rek ay kóoc ay coof ñoo lay ñëw seetaan ay naaxu saak ay sëdd ay jareñ ay yaax ñoo lay ñëw di xool foofu yépp xam nga tey lan moo fa am. ba ban année. loolu mooy maanaam dans les années 70. ba tey lan moo am. tey géej gi. diggante tefes ba fukki kilomètre ba fukki juróomi kilomètre mbalit rek nga fay fekk. lu fa dugal mbalit moomu. man ak yow. comment ça. man ak yow. waaw d'accord na waaw dama lay laaj naka la demee. ma ne man ak yow ñoo ko fa dugal. waaw mais fan la mbalit yow. naka la fa nga koy tuur ci tefes bi. demal Yarax fan la ñuy tuur mbalit bi ci tefes bi bu gànnax bi ñëwee yóbbu ko nga naan lan moo fi indi mbalit dafa jógee ci asamaan si mais comment non franchement da ngeen dul xoolal. ñul la man ak yow. ndax man wax naa ci benn kuréel ma toog ay kilifa yu mag toog ay ministre européen toog ñetti ministre français du ma tudd kenn nag borom restaurant bi ñëw ne voilà togg naa petit coof grillé ma ne ko mais sëriñ bi petit coof grillé musul jur benn yoon bul ko fi indiwaay mu ne baal ma monsieur Aïdar xàmmeewu ma loon gaa yëpp ne petit coof grillé dafa neex nañ ko jël. waaw moom la ñuy wax de. waaw mu ne ma baal ma de ma ne ko garaawul boo ko fay teg may jóg di dem sama yoon moo indi ko ma jóg dem sama yoon parce que nit yi ñoo amul gëm-gëm nit yi seen bëgg-bëgg la ñu jiital et puis tey àddina bi dafa sonn waxuma Sénégal ne waxuma Afrique àddina bi yëpp la de dafa sonn ndax ñëppay jiiroo ñëppay xiiroo ñëppay ŋaayoo di tibb rek. ngeen defi ni du jeex ma ne muñ leen tuuti li ci kanam da ngeen ko gis. waaye yaa ngi wax ni tibb rek ngeen defi ni du jeex waaye mais tibb boobu xanaa war na am nag ñi nga xam ne ñoom lañu dénk sunu alalu réew wala alalu àddina bi ñu war mën réglementer tuuti xanaa. bon c'est vrai man d'accord naa ak yow d'accord naa loolu ak yow mais xam nga boo demee en 1995 ci tefesu Joal xam nga 1995 ak léegi yàgg na
nga dem ci tefesu Joal gis maire yi ñoom Awa ñoom ñeneen maire di toj ay yéet nga xam ni mois de février nga won leen ko ñu gisoo ko seen bopp nga leen koy won mois de février yéet bu jigéen boo jël boo ko buttee doom nga fay fekk ñu ne leen napp leen fukki weer ak benn waaye mois de février bi bàyyi leen yéet bi mu jur kenn bàyyiwul mu jur léegi fu mu nekk ni yéet baa ngi ci buntu sëy donc xam nga mënuloo lu dul nga wax ak nit yi mais nit yi ñooy décider bien sûr loi war na am mais loi bi pour kan la pour nit yi. Oui. mais nit yi napp ñoom ci seen bopp bu ñu bëggul lan nga ci mën. sanction. waaw demal jógal nga sanctionné ah leen. mais du fekkee ne douane bi dañ nekk fee port noo am loo xam dañ ko jëlee bitim réew te loolu dañ ko fi tere wala dafay yàq. waaw mais douane bi loolu moom mooy jëkk teg loxoom. voilà da nga koy wax douanier yi. ah du question wax douanier yi dañ leen. man daal pour man ñëpp. pour man. ñun ñoo war a yeewu ñu xam lan la ñu bëgg li ñu bëgg mooy géej gi naat nañu fexe géej gi naat géej gi li koy naatal xam nañ ko waaye il faut ñu def ko ci kenn du ko def. ay daal léegi ñëwal ma si géej gi lu muy naatal bokk. géej li gi koy naatal waaw. dañuy jël Mauritanie xam nga Mauritanie dafa bëri jën ba nga xam ni moolu Guet Ndar yi Mauritanie la ñu bëgg dem napp lu tax Mauritanie bëri jën Mauritanie dans les années 70 dañu tëj Bandarguin boo ko xaymaa boo daggee territoire mauritanien juróom surface su Bandarguin mat na benn xam nga kon surface bu mag la surface boobu yëpp ñu ne kenn du fa napp jën bu fa duggee di nen kenn du ko déranger nen bu fa nenee jën yu ndaw yi kenn du leen déranger léegi Bandarguin boobu nekk benn réservoir buy ravitailler territoire Mauritanie yëpp moo tax ba tey mu am jën léegi donc il faut ñu am ay zones yi nga xam ni zone yu mag la waxuma zone yu ndaw parce que ñun créé nañ fi man El Ali Aïdar créé naa fi ak AFD agence française de développement bu ma jàppale en 2000 benn aire marine protégée du Bambung xam nga ko fekke nga ko mi ngi fi ba léegi donc mais aire boobu dafa tuuti exemple la woon rek pour ñu créer aire bu jóge Mbour ba Thiaroye wala Mbour ba Kafountine ba tefes boobu ñu ne fii kenn amul droit napp fii ndax dañuy may jën bi bu fi duggee mu mën a jur wala mu mën a màgg donc aire marine protégée lu baax la beneen bi ñaareel bi mooy. mais sa aire marine boobu sax jën yi comme màgg yi commencé woon nañ di dellu si. bu baax. waaw sans institut de recherche pour le développement IRD moo fa dugg fukki at bu nekk mu dugg xool fa macha allah jën yu bëri ñëwaat nañu màgg nañu ba ñu ngi nen donc loolu lu baax la. ah mais qu'est-ce qui s'est passé après il paraît que dañ commencé woon di ñëw di ko napp te fekk war na ko def. bon en tout cas man créé naa ko bi ma koy créé IRD mi nga fa woon di étudier bon dama ko créé pour population yi jox naa leen ko ñoom géré nañ ko voilà li ci des. léegi fu mu mujjee. da ngay dem ba Mamour nga seet fu mu mujjee. waaw ay daal daan ma informé tam ñun dañ lay laaj yow yaa ko créé kañ. da nga ma posé dañuy laajte. da nga ma posé benn question. waaw. nga ni ma lan mooy tax géej gi naat. waaw tontu naa la benn il faut ñu am ay gox yi nga xam ni kenn waru fa napp pour jën bi bu fa duggee mën a nen. doom ñi mën a màgg ndax bu màggee foofu bu génnee ñu mën ko napp. ñaareel bi mooy dafa am ay xeetu napp yi nga xam ni baaxuñu. mën naa la jox benn exemple loi bi par exemple comme yaa ngi tudd loi nga ne loi bi dafa tere pour ku yore butéel di jam jën ndax jën naax bi bu dajaloo muy xeetu jën boo gis nekk yabooy kocc coof jariñ bu naax bi dajaloo jigéen bi day sànni nen yi góor bi sànni nenam moom tamit ñoom ñaar ñu dajale ci ndox bi dañuy laalante rek mu am benn flottabilité négative chimique maanaam dafa am benn réaction chimique buy tax nen boobu tëmb ba ci surface bi ba ci kaw géej gi mais ñi ngi nen mois de janvier février fekk am na benn ngelaw bu leen di ëpp ngelaw boobu tudd les alizés di leen ëpp di leen yóbbu ci biir mais xam nga boo jàppee fetal nga dugg ci naax boobu fetal naax bi day tas ce qui fait que bu jigéen bi nenee fële góor bi nen fële ñaari nen yooyu du ñu mën a daje donc loolu baaxul ci géej ñetteel bi dafa am ay xeetu napp yi nga xam ni
napp yooyu baaxul muy monofilament en nylon coow nañ ko fi loi daf ko interdire mais ñëpp a ngi koy utiliser. ñeenteel bi saxaar yu mag yi ñuy coow saxaar yooyu baaxul ci géej gi parce que géej gi dafa toll fi nga xam ni bëreetul jën donc pour man saxaar yu mag yi maanaam ay nit yu néew la ñuy dundal quelques familles rek. surtout nag ñi muy dundal mooy boroom saxaar bi léegi méthode de pêche boobu dañ ko war a xoolaat pour man dama xalaat ni dañ ko war a bàyyi ñu ne pêche démersale côtier maanaam xeetu jën yi nga xam ne mool yi dañ koy nàpp dañ ko war a tere pêche industrielle ñoom ñu bàyyi leen ci pêche bu xóot bi wala ci thon yu xóot yi. sa kaw voilà mbokki auditeurs yi ma leen di fàttali ñu leen toppatoo yéen a ngi topp seen émission waar wi tey jii ñoo ngi waxtaan si wàllu environnement ak tam wàllu napp gi ki nga xam ne moom mooy sunu invité mooy Ali Haïdar ñoo génn ak Moustapha Dieng di secrétaire général national bu les pêcheurs du Sénégal. voilà Haïdar sànq demoon nga Mauritanie pour war ni ñoom benn exemple boo xam ne defoon nañ ko vraiment foo xam ne jën yi daan di noppaloo di jur ak yi demee nag yooyu loolu tam. expérimenté woon nga fii si Bambung et cetera ak yu demee noonu yooyu ak lu mu joxe waaye léegi bi nga jógee Mauritanie ba pare ñu dellu soit Sénégal à part yow li nga xam ne defoon nga ko lan nañ si def loo xam ni dafay suqali maanaam par exemple géej. des na benn. xam nga nee naa la aire marine protégée monofilament pêche en bouteille. daan si ñaar yooyu yëpp taille marchande. des na benn. gis nga yoos bu sew bi ñuy napp. waaw mu nga xam ni yaboy bu ndaw la ca dañ ko war a bàyyi muy màgg dañu war a bàyyi di ko napp. di ko weer di ko yóbbu Burkina amul benn njëriñ ci géej gi boo demee Kafountine jën yu ndaw la ñuy napp di gor àll bi di ko lakk di ko yóbbu Kafountine amul benn njëriñ pour kenn ñi fa nekk ñëpp kenn amul tabaxul kenn amul dara lu ñu lekk la ñu wut rek ca ñooñu boo leen salarié woon pour ñu aar géej gi li nga leen di fay moo gën a rentable ñu aar géej gi pour que jën yooyu màgg pour que moo li jàpp ko donc dafa am ay exemples yi nga xam dañ ko war a def. question d'emploi. d'emploi lié à d'emploi vert d'emploi lié au rendement de notre écosystème te loolu président taxaw na ki parce que déjà agence sénégalaise de la reforestation am na 7000 emplois jeunes mais dañu war a am ay emploi vert pour ñiy aar àll bi pour ñi koy gor ñu am ay emploi ñiy aar daay bi ñu koy fay ñu am emploi pour ñiy aar géej gi pour que parce que loolu mooy suñu koom-koom bu naatee rek lépp naat. oui mais ñii emploi ñii aar géej gi boobu moom moo amagul. en tout cas baaxoon na pour mu am daal mais nag wax naa la aire marine du Bambou mais le ministre Ndoye créé na fii avec Gorée ak Thiaroye ak Cap Manuel benn parc bu mag récemment yàggul donc bu ko mool yi respecté parce que bu ñu créé parc wala ñu ne dañuy aar géej gi mais pour que mool yi jàpp jën la du pour leneen bu fekkee ne nag mool bi da ngay créé moom du d'accord wala moom. muy dugg ci biir di napp bon xam nga pour nga xeex ko loolu day metti. dana metti mais du fekkee dañ ko war def non. demal nga def ko. déedéet waxuma man damay poser question ay daal nag yow nag yaa da ngay daw question ay. non dawuma question doo ko ci question. dawuma question sëriñ bi xanaa nekkuloo fi woon bi ñu nekkee ministre de la pêche 8 mois ñu fiy surveillance maritime di fi ñiy def monofilament en nylon nga xam ne yoon daf ko tere dañ ñëw sama kër ñu lakk ko. fan nga nekkoon ñu jël sama gaal par la force fan nga nekkoon ñu yóbbu sama ñaari 40 chevaux yóbbu ko Thiaroye fii ki ko yóbbu ñëpp xam nga fan nga nekkoon ba pare nga ni dañu war a aar demal nga aar. bon na kenn warul aar bon. man daal sëriñ bi. waaw. man li ma xam daal laa mën a wax. ay daal xaw la léegi dama lay laaj. yow nekkoon nga si nguur te xam nga ni réew vraiment. mais ba léegi maa ngi ci nguur. très bien ba nga xam ni réew vraiment. dafa am ay sart yoo xam ni kenn war ko maanaam jaar à côté surtout lu fekkee dafa nekk loo xam ne dafay aar si koom loo tax sànq man la foo mënti jógee du fekkee da nga ñëw jaar si douanier dañ lay xool duñ tegee dara tam loo xam ne tam pour defaral nit ki la sax parce que doo seetee au fond affaire bi la pour defaral moor bi defaral tam ki nga xam ni mooy le consommateur ñu am ñoo xam ne dañu taxaw li nga leen wax ni duñ ko def mais foofu li fa war nga teg bu ay brigade ku deful loolu nga jël ko daal di ko di waxtaan ak moom. c'est vrai. waaw man nag loolu man du fekkee loolu mënul am mais donc c'est pas la peine nguur di am parce que nguur kooku mooy rôle bu njëkk assurer sécurité alimentaire au moins nit ñi. loolu tax man mënuma comprendre nga may wax ni woy nit ñi bëgguñu ko def et puis c'est comme ça bon
léegi nu progressé nu ñëw léegi si monofilament tam nekkoon na tam loo xam ne moom problème yu rëy la daan indi parce que Moom maa daal ngi fàttaliku bu yàggul rek Kayar am na jàppante bu voilà. métti boo xam ne amoon na fa tout à fait. pêcheur de Saint-Louis ak gaa Kayar yi bañoon nu def ko fa bon Saint-Louis ñoom il paraît que ñoom monofilament ñoom ñoo koy nappe moom oui du Lekk. ñoom rek ah. waaw ñu bëri. ñu bëri léegi quel est le problème ay daal ak monofilament expliquez-nous un peu lan mooy monofilament ak lan moo tax bëgguñu ko Bon. mu nappam baaxul xam nga bu njëkk mbaalu coton lañ doon mbaal dañ ko doon rabal suñu bopp di ko ser ci géej gi muy jàpp ay jën bi jën bi demee ba manqué di commencé wàññeeku ñu génne fi monofilament en nylon biñ ko génnee mu commencé jàpp jën ñu bëri nag ba léegi jàppatul lu bëri mais mu commencé jàpp jën franchement boo nee waruñu utiliser monofilament tey moo di du ñu am lu ñu lekk ah bon oui pourquoi parce que géej gi dafa toll fi nga xam ni amatul dara lu tuuti li fi des fele-fele yi ñoo koy jàpp te monofilament la ñuy utiliser parce que xam nga environnement dafa mel ni buum bi nga xëcc da nga xëcc këli xëcc ngeen di xëcc yéen ñaar léegi nag bu demee ba buum bi war a dagg kenn ci yéen ñaar bu bàyyiwul tuuti buum bi day dagg ca buum bi bu daggee dafa am lu ñuy tuddee seuil de non retour maanaam mënatuloo ci dara mu neex la mu naqari la nga dugg ci église yi di ñaan wala nga dugg ci jàkk yi di ñaan c'est la même chose donc environnement waruñu atteindre seuil de non retour ndax boo ko atteindre pour nga cuqaliwaat ko dafa metti mi ngi mel ni ñuy gor garab yi àll baa ngi fii ñuy gor di gor ba désert bi ñëw mais bu désert bi ñëwee xam nga pour nga suqali ko day metti wala du mën a nekk désert de Mauritanie mi ngi fii kenn mënu ci dara donc pour man environnement bi géej gi nit ci ñoo ci war a taxaw ñoom ñoo wax nañu ba sonn kenn deful xam nga boo waxee waaye kenn du def da ngay noppi. mais léegi monofilament boobu doon wax waaw. léegi moom yàqate bu muy def exactement la xam nga dafay rey monofilament jë- barki démb journée mondiale de l'environnement tey la journée mondiale des océans chaque jour am na benn journée mondiale mais bon barki démb rek am na ay plongeurs ay xale yu nekk Océanium yu plongé di raxas géej gi ay naaxu mbaal la ñu génnee xam nga monofilament en nylon boo ko seree ci xeer ci kunk wala ci saleñ mu dagg fa lay toog di napp bu jàppee jën léegi dafa am benn xeetu coquillage buy tudd murex tuufa day raam bu raamee wala yeneen xeetu jën mais surtout tuufa boobu bu raamee ba yem ci jën boobu nga xam ni mbaal bi daf ko jàpp monofilament bi da koy lekk mais mbaal bi da koy jàpp moom tamit mu dee mu nëpp beneen tuufa ñëw di ko lekk da ngay gis benn mbaal bu yore ay téeméeri tuufa yi nga xam ni ay yéet yi nga xam ni moo li ñoo ko waroon jàpp waaye mbaal boobu réer ci biir géej gi moom moo koy jàpp moo koy jàpp ca mbaal boobu bu réeree ci biir géej gi du nappal kenn boppam lay nappal te jën bi muy napp day nëb rek ca mbaal bi dafa am texture am maanaam liñ koy defaree espèce de pollution bu bon la baaxul ca du gaaw a seey boroom xam-xam yi ñu naan ñeenti téeméeri at bon man xaw ma ñaata lay seey day yàgg ci géej gi daal ca fi mu nekk nii bon très souvent ay mool dañu ñëw naan ñu fële de sama mbaal réer na fa boo fa demee da ngay gis benn mbaal bu lalu dootu ko mën parce que bu xëccee mu càng ci seleñ wala mu càng ci xeer bu xëccee ba xëcc day dagg bu buum bi daggee nag mbaal bi day des ci suuf loolu moo tax bu dee mbaalu coton xam nga bu desee ci suuf day mujje seey waaye bu dee mbaalu monofilament en nylon bu desee ci suuf day napp di napp rek ca du nappal kenn mool bi du jël jën boobu géej gi du ko jël jën boobu day nëpp foofu rek kenn du ko ñariñoo donc moo tax man ma ni monofilament en nylon baaxul. waaw mais kii yéen seen projet yooyu ngeen daan def est-ce que li ngeen si daan gis si kanti si nekk si biir géej daan na nekk lu sakkan trop. ci mbaal. ngeen daan dugg si biir géej waaw si mbaal. bu ñu demee Allemagne ci fële ci géeju Mbuur da ngay génne benn mbaal gis beneen ci suufam nga génne ko gis beneen ci suufam nga génne ko da ngay gis mbaal di gis mbaal ba doo ci mën dara da ngay gis ay kunk yi nga xam ni presque ñaar fukki mbaal moo ko muur da ngay nettoyer li nga mën rek après nga dem sa yoon. donc géej jàng fees dal ak mbaal alors. bon du géej gi yëpp du fépp mais bëri na daal bëri na mbaal bëri na mbalit.
voilà mooy fàttaliku moo di auditeurs yi yéen a ngi topp seen émission waar wi fi nekk juróom-ñaar waxtu teg na ñaar fukki minutes ak juróom-ñaar loolu tombeel suñu beneen invité bi Moustapha Dieng daal di agsi Moustapha Dieng ñoo ngi doon wax léegi ci affaire monofilament yi loolu nag jëm ci surtout pêche artisanale yow loolu mooy domaine bi nga xam ne sax mooy sa domaine tey jii ak ci monofilament yi ñëpp xam na ni Saint-Louis moom genn rek li ñu koy utiliser dafa nekk loo xam ne lu bare la trop. te dégg nga def naa lu ñu wax ci monofilament nekk ci biir géej ci am na yenn yu muy jàpp ak yéeg wala yu demee noonu téye leen te bala muy seey mën na nekk sax ay ñeenti téeméeri at ak yu demee noonu te ñoo ngi koy continuer di nappee fa nga nekk ba tey maanaam sax sa kuréel léegi yéen est-ce que loolu d'abord la ngeen ci xalaat puisque tam tere woon nañ ko te bàyyiwuñ ko ba tey tam noo gisee mbir moom. asalaamaaleykum maa ngi lay nuyu. maaleykum salaam ñu lay nuyu. di nuyu monsieur le ministre. di ko jox wàccuwaayam. gëj ñu ko dégg namm nañ ko. di nuyu mbooloo auditeurs yi. àggaleel. waaw may wax ni fi ngeen ñëwee fi ma agsee. ngeen di wax ci monofilament. xam nga ñun Saint-Louis lañu dëkk. dañuy nappee monofilament lu bare. te ñun dañu jàpp ni monofilament du dara avancée technologique la rek. dafa mel ne tey soo ne woon sama ordinateur bi amul benn inconvénient da ngay nax sa bopp rek xam nga ay machine tactile ñoo fi nekkoon. léegi ñu indi ordinateur. mais ku nekk xam na ni ordinateur am na ay inconvénient. amul benn avancée technologique boo xam ni mën nga ni c'est indemne de risque. il y a des risques. monofilament nag. ñun ñu koy nappee dëkk côté Saint-Louis xam nañ ni monofilament li ñu siy wax su fekkee ni am na fu mu valable aussi loolu valable Saint-Louis parce que monofilament benn su fekkee ni monofilament dafa dakk monsieur le ministre moom xam na ni mbaal su fekkee ni dañ ko monté te nañ ko monté baaxul mbaal mu mënti doon soo ko monté te nañ ko monté baaxul soo ko sóobee doo jàpp jën mbaal su fekkee ni dañ ko sóob nderu kaw gi dagg du jàpp jën su nderu suuf gi daggee du jàpp jën donc mbaal dafa am ay conditions yoo xam ni moo régir mbaal. léegi nag mbaal moomu suñ nee dafa dagg dem ba pare day continuer napp ñun daf ñuy jaaxal parce que xam nga jën mbaal mi su fekkee ni jàppoon na jën avant mu dagg jën woowu noonu mu yëngatoo di émettre ay son di yuux day dàq yeneen jën yi pour yeneen jën yi ñëw dalaat ci piège bi du yomb dañ koy éviter mbaal moom su amee jën su fekkee jën bi nëb na ci mbaal mi day dàq jën yi su dee côté Saint-Louis nga xam ni géej gi dafa yëngatu dafa amay xànq flux bi ak reflux bi day jàpp mbaal moomu dagg daf koy jàpp taxañ ka ba mu nekk benn buul coquillage yi ñëw sax si mu wadd dem si suuf ndax day am poids day diis day dig dem sa suuf nga xam ni kon mbaal moom du jàpp dara suñ ne day continuer pêcher aussi c'est pas valable au niveau de Saint-Louis en tout cas. mais impact am par rapport maintenant ak fi mu nekk si kii environnement bi. dama lay wax impact pour environnement bi xam nga loo xam ni dafa nekkoon mbaal doon mbaal léegi mu laxasoo day mujj nekk xeer day mujj nekk récif du am benn inconvénient si environnement bi parce que day laxasu su dee Saint-Louis am na des études monsieur le ministre xam na ko commission sous-régionale des pêches commission sous-régionale des pêches commandité woon nañu des études sur le monofilament de tous les pays de la sous-région tous les pays de la sous-région de Mauritanie ñëw Sénégal Guinée Gambie yëpp Guinée-Bissau les études sont là ay bind la te commission sous-régionale amul autorité bu ko gën a valable
oui lu mu wax ici en résumé. dañu ni risque danger bi ñu ciy wax amul. ensuite JICA au Sénégal nga xam ni partenaire au Sénégal la day liggéey ak Sénégal JICA def na étude comparative ñaari filet monofilament ak filet garay bi nylon bi ñu boole leen sóob à Saradaaw boole leen sóob à Foundiougne. Les résultats sont là, les études sont là. Ils ont amené les mêmes conclusions. Les documents, c'est des documents scientifiques qui existent. Mais si nous avons affaire de dangerosité monofilament, interdiction monofilament, nous avons mais nous avons des documents scientifiques, des études qui ont été faites. Ensuite, monofilament, interdiction, moi aussi interdiction du code de la pêche. Code de la pêche, article bi interdire monofilament. Mais moo interdire multi monofilament te saxaar yi nekk si Sénégal yëpp bato yëpp multi monofilament boobu moom la ñuy nappee dafa mel na nga ni léegi man mool bi pêche artisanale li muy nappee benn fil la pêche industrielle li ñuy nappee dañuy boole 10 fils wala 20 fils. mu nekk multifilament mu nekk benn dànk mu nekk multi monofilament. waaw même article bi moo ko interdire même article bi su ko interdire mais suñu teree yi dañoo suñu xeexee ak lii dañoo xeex ak le mais li bateau yi yore duñ ko tudd te loolu moo gën a grave. est-ce que bateau yi li mu yore interdire nañ ko. c'est interdit par le même article. mais ay daal sa xalaat. mais c'est lan laa interdit la par le wax même article. mais lan laa la wax du dama la ne il faut ñu tere saxaar yi définitivement. loolu laa la wax définitivement waaw parce que monsieur nekku fi woon. waaw dama ni saxaar yi dañ ko war a tere parce que benn nit moom saxaar bi ñu bàyyi jën bi pour la pêche artisanale. maintenant nag ay études scientifiques ak man damay gisal sama bopp d'accord naa bu waxee ni géeju Ndar géej bu am doole la dañuy wax sax ni géej bu góor la géeju Mbuur géej bu jigéen la d'accord naa ni am na ay mbaal yu bari yi nga xam ne bu nekkee bul géej gi sax da koy yàbbi mu delluwaat tefes mais liy des ci biir bari na te dina jàpp jën dina jàpp tuufa dina jàpp coquillage. loolu moom wax na xalaatam man xulóowuma ak kenn sama xalaat laay wax rek. non dañuy waxtaan ak rek li ma moom gis doxul. ak li may yàgg wax ni bu ñu moytuwul géej gi dina mujj seey te mi ngi ci buntu seey ma ne nee naa la fii grand bi fekkee wu ko woon ne li ci kanam di ngeen ko gis dina gën a metti lii am parce que géej gi dañ ko war a aar. waaw non bàyyi ko. dañ ko war a aar mënuñu ku jóg am sa dërëm wut sa gaal tëmbal lu la neex nga napp fu la neex nga nappi ko nu mu la neex nga napp loolu la neex nga jàpp te ku jóg ni maa ngi nappi ñu defe ne dina fi yàgg loolu mënul yàgg fenn wax naa la géeju Mauritanie dafa bëri jën ndax Bandarguin boo daggee territoire Mauritanie juróom benn bi yëpp dañ ko tere ku fa napp muy Bandarguin ñeent yi nga am droit napp léegi Bandarguin jën bu fa dugg jur doom bi màgg kenn day màgg génn pour lan moo di jàpp ko génnul pour keneen léegi nag bu ñu waxee développement da am développement yu baax am na yu bon pour man monofilament passage la bi nga xam ni waru fi yoon yàgg mais nag wax naa la fii moom fekkeewu ko ni tey boo tere woon monofilament moolu Ndar yi duñu am lu ñu lekk duñu jàpp jën parce que dañu toll fi nga xam ne géej gi amatul jën fele mooy jàpp jën du loolu laa la wax fekkeewu ko nekk fi woon loolu laa la wax. lan mooy sa xalaat si loolu si li mu mujj développé léegi. waaw xam nga ak duñ teroon monofilament xam nga napp gi moom wax na li yàq géej gi ndax moom mool la xam na ni pêche artisanale li mu yàq si géej comparé ak pêche industrielle xam nga pêche industrielle ñaari façon la pêche industrielle bi nga xam ne dañu ko légaliser ak pêche INN ay nit ñoo xam ne dañu yor seeni bateau dañuy topp dëkku jaamur bàyyi bu guddi ñu ñëw dugg si dëkk bi napp jël jënu jaamur yóbbu. pêche illicite. légal non autorisé non réglementé ay sàcc lañu te nam leen neexee dañuy nappee ñooñu ñoo yàq géej gi ñooñu ñooy ñëw fekk benn xeer goo xam ni dëkkuwaayu jën la ñu wax seen marteau dóor si mu toj ñu mbaal encercler jën yëpp yóbbu su ko defee léegi
jën yi fa dëkkoon yóbbu nañ leen mais beneen jën dootu fa ñëw parce que amatul dëkkuwaay yàq nañu dëkkuwaay. habitat marin yi. habitat marin mais monsieur le ministre xam na ni li xew Mauritanie on parle de mandarguin mais Sénégal par rapport aux engagements du Ban nga xam ni dañuy def aire marine protégée yaa fi jëkk def aire marine protégée Bambouk. mais tey on est à combien d'aires marines protégées tey war nañu romb les 12% yi ñu waxoon war nañu ko romb. Saint-Louis am na la plus grande aire marine protégée du Sénégal. fu mu nekk à Saint-Louis. Saint-Louis si embouchure bi. jëm au large. la plus grande aire marine protégée du Sénégal mi ngi Saint-Louis. Kayar am na aire marine protégée. depuis kañ la bu Saint-Louis depuis kañ la. ça fait des années déjà. est-ce que depuis 10 ans. li si yaakaaroon am nañ ko si. non. c'est l'État qui ne met pas les moyens. Non. C'est vrai que conservation. Heureusement que vous avez fait les deux ministères. xam nga aire marine protégée problème bi si nekk mooy aire marine protégée ministère de l'environnement moo ko yore te ministère de la pêche moo ko waroon a yore léegi aire marine protégée dañ ko def classé comme yeneen parc yi di fa indi seen ay conservateur mu nekk ci loxo ministère de l'environnement mais ñun xam nañu y a un travail extraordinaire qui est en train de se faire dans les aires marines protégées. Un travail extraordinaire. Ouais, mais le travail extraordinaire se traduit en quoi lan la indi si tu vas à Joal. Oui. Si tu vas dans la ZPP de Ngaparou. Si tu vas à Kayar da ngay gis ni am na espèce yu jën yoo xam ni réeroon nañu mais tey ñoo ngi dellu si gis nañu leen. yu mel na lan. espèce yu bëri. parce que xam nga avant dafa am processus moom xam na ko di may wax dafa am processus de mise en place d'une AMP bala ñuy tàmbali dañuy ñëw mbaal. seet la ñu jàpp lan la su ko defee ñu instaurer la conservation et au fil des années chaque année ñuy def pêche expérimentale di xool lañ fa bàyyi woon ma ngay màgg wala toxu na lan moo si yokku yan espèce ñoo si dolleeku aire marine protégée bu nekk am na typologie boo xam ne soo demee daañu la wan ni la résultat yii la ñu am loolu quand même il y a un travail qui est en train de se faire au niveau du Sénégal mais nag le problème mooy lan malheureusement monsieur le ministre moom xëy na il nous a laissé un très mauvais legs. Parce qu'avec les accords avec l'Union européenne, les accords sur le thon, dañu ni thon bi le prétexte la ñu ni thon bi Sénégal yi duñ ko napp. Sénégal yi duñ ko napp. Donc mën nañu ko jox Union européenne. Mais ils n'ont pas dit aux populations que Union européenne thon boobu pour mu napp ko dafay ñëw pêcher ay juvéniles ay yuus. Juvéniles war jëriñ dal ci. yooyu waroon màgg. waaw war a peuple géej gi. oui. moom la ñuy fab jàpp ko vivant def ko des appâts vivants. ah bon appât lay jëriñ loo tax ñu koy napp. appât lañ koy def. ok et ça c'est dans les accords de pêche. tey le Sénégal a un problème avec les pêcheurs espagnols ils ont fait une sortie yàggul pour dénoncer le fait que ñu interdire leen de pêcher les juvéniles alors que monsieur le ministre tout son combat c'était ça la part de. donc wàllu ëllëg. donc Sénégal rectifié na quand même. Sénégal ratifié na ko mais loolu mooy xam nga dafa am ñaari dañu signé accord yoo xam ni li ñu nangu ci biir accord yi c'est contraire à la loi suñuy loi dañu tere ku pêcher juvénile. waaw ba pare ñu signé accord ak Union européenne ñëw am sañ-sañu di napp juvénile alors que c'est contraire à nos lois. ba tey ñoo ngi koy def wala léegi. ba tey jii ma lay wax ñoo koy def monsieur le ministre moom moo doon wax wàllu ëllëg. mën naa ci tontu. bon allez-y. parce que am na ñaari wax yi mu wax. waaw mën nga xam dem ni bëgg naa ci tontu. bon accord de pêche bi nga xam ni man maa ko indi sur le thon avec l'Union européenne dama fi fekk accord exceptionnel ñu tudde ko accord exceptionnel buy may ay saxaar espagnol ak français yu toll à peu près fukk ak juróomi saxaar di napp gratuitement le thon au Sénégal ma ni loolu dinaa ko fi jële dañuy napp suñu thon il faut ñu fay ñu mais man dama fi fekk ay accord yu ñu tudde ñoom accord exceptionnel depuis 2006 ba ma ñëw en 2013 ñu tudde ko accord exceptionnel ma woo Union européenne ma ne ko mais yéen seen exception bi ba kañ la yéen a ngi napp suñu thon 15 000 tonnes par année sikat ñiy étudier thon bi nee nañu Sénégal am na droit napp 50 000 tonnes mais suñu capacité de napp 15 000 tonnes la moom la ñu doon napp donc amoon nañu réserve ma ni leen
suñu thon yéen a ngi koy napp depuis 2006 gratuitement fay leen kenn boo leen ko bëggee napp ne di ngeen ñu fay listaaw la ca biir géej la nekk napp ñu ko léegi nag accord boobu ma fi fekk te mu tudd ko ñu ngi ñuy fay 10 milliards bi ma ko signé man te dañ ko doon napp 15 000 tonnes daawuñu fay Sénégal dërëm ma ni comme écolo la damay aar géej gi léegi 14 000 tonnes ngeen di napp ma wàññi 1000 tonnes mais ba tey ñu ñuy fay 10 milliards yoos bi muy wax ñoom ñu ngi koy jàpp ñoom ay canard la ñu fii laa leen fekk canard yooyu il faut ñu am meeb buy dund meeb boobu ay moolu sénégalais ñoo leen koy jàppal di leen ko jaay du ñoom ñoo koy nappal seen bopp moolu sénégalais ñoo koy jàpp di ko jaay espagnol yi loolu nag canard meebam mais tey rek tey ci suba boo demee teeru baay soo gi da nga gis benn mool bu laxas yoos napp ko di ko jaay mool yi parce que meeb la moom la ñuy meebee donc beneen bi tudd nga fi saxaar ak aire marine protégée ak monofilament tudd nga fi lu bëri yi nga xam ni lu bëri nag d'accord naa ci mais lu bëri d'accord ma ci tamit parce que vraiment man mosuma gis saxaar buy toj xeer kunku jaabaar mi ngi fi ni mu meloon la mel xanaa dafa di tey bëri na mbalit bëri na mbaal yu seru foofu parce que kunku la bu wow donc te mbaal yooyu franchement man damay nuuru damay gis ni day jàpp jën te bu jàppee jën géej gi dafa am ay xeetu jën yi nga xam ni jën bu nëb rek la ñuy lekk donc bu ñëwee fekk foofu jën boobu mbaal bi jàppaat ko moom tamit mu dee nëb beneen jën ñëw fekk ko fa ba mbaal bi màbb waxuma nag mbaal bi day napp tout le temps mais dina napp lu yàgg te tuufa yi bu doxee ba fekk ko ci da koy jàpp. voilà defe naa léegi suñu heure jàll les publicités léegi mu jot dafa mel na am na ku nekk si ligne bi. ngir gunge suñu réew mii di Sénégal ak mboole seem kuy yëngu ci wàllu koom-koom rawatina ci wàllu mbay càmm ak napp boole ko nag ak taxawaayu aar li ñu wër di alam bi ngir yokkute gu mat sëkk te mucc ayib LBA la banque agricole lëkkaloo ak Sud FM seen rajo ñooy ànd ak yéen ci seen émission waar wi la banque agricole LBA di banque bi xarañ te ubbeeku jërëjëf ci sunu partenaire boobu la banque agricole du Sénégal LBA nu dellusiwaat si waxtaan wi Moustapha Dieng dégg nga li nga xam ni moom la ay daal voilà daal di répondre doo si amul luy teg nu dem si ay yeneen question waaw monsieur le ministre li mu wax moom xam nga moom ñun war nañu mën a d'accord ndax moom moo daan def campagne wàllu ëllëg ñun ñëpp ñu rafetlu ko kontaan si mu am résultat yu wóor dañ ko bëggoon di ko continuer di ko dégg dañu bëgg monsieur le ministre dénoncer les accords dañu bëgg mu dénoncer la pêche du juvénile su ko sénégalais defee waaw mais ak su ko espagnol defee yëpp nañ ko dénoncer mais grand waaw doo dem Bargny doo dem Mbaaw nga dem Bargny mais ñun ñoo ngi koy dénoncer déedéet da nga fa war a jóg nga dem fa waaw du gaa yaa ngi foofu di mbaal di ko weer di ko jaay Burkina ñoo ngi koy dénoncer mais dem leen foofu dénoncer rek dafa doy wax ba kañ demal foofu nga tere leen ko dañuy ànd ak yow dañuy ñëw ànd ak yow ñu def campagne puisque xam nga journée bu mel na journée bu mel nii journée des océans occasion la yow loolu nga daan def xëy na léegi da nga teggi sa loxo non dama sonn ci wax ndax jëfu leen dama sonn ci wax ndax jëfu leen da ngay ñëw ñu ànd ñu dénoncer napp juvénile bi dénoncer naa ba sonn parce ba que retraite napp xam nga Union européenne accords yi ñu leen joxal xam nga loolu benn aspect négatif la benn moo xam si biir accords yi nag dafa am lu gën a dangereux encore ndax Union européenne soo leen joxee léegi ni leen jox naa leen 14 000 tonnes léegi sax wàññi nañu ko ba 10 000 tonnes de thon mais thon boobu dañ ko autoriser des prises accessoires maanaam yow dañu jël lay prétexte thon te alors que nag thon bi dañuy Sénégal duñu ko napp soo demoon Yoff wala nga dem Yaraax si gis la fay teer si thon xam ni suñu jàppale woon pêche artisanale on va avoir une flotte thonière artisanale c'est vrai yow xam nga loolu
si on avait les moyens su ñu joxee les moyens. c'est vrai que nous maintenant allons avoir une flotte artisanale tonnière qui va boo xam dana mën a napp tout le quota du Sénégal débarquer ko au Sénégal créer des emplois créer des industries. du soxla ñu koy signer européen. waaw la nga doon wax ay naxaate la si pêche naxaate accessoire bi par rapport ak tool bi pêche c'est-à-dire dañuy mbubboo ton ton ba pare di ni leen nappale may nañ leen. leen léegi mën ngeen jàpp nag mën ngeen jàpp 15% tonnage bi leen may mën ngeen jàpp 15% yi en céphalopode. céphalopode mooy ban xeetu jën. yarank yërënde yëpp 15%. mën ngeen jàpp crustacé super côté ñu ñëpp 5%. mën ngeen jàpp 20% autre espèce démersale. te kooku dañ leen ko may comme ça. dañ leen ko may si accord yi coof te yooyu dañ koy nëbb duñ ko wax soo déggee ñoo accord dañ naan ton alors que c'est pas le ton. Bon. Le danger c'est dans les puces accessoires. mais grand mais kooku yéen am na si ay preuves yoo xam ni yu c'est leer pas. nañ mënoon naa la indil accord bi léegi. mais grand waaw. yow xam nga mool nga waaw bu gerte mool bu mag bu mag bu kii rek. waaw non mool bu mag nga mais fii thon di dund nga xam ni thon pélagique la ci kaw ndox lay dund coof bentique la ci suuf ndox lay dund ci xeer yi mais naka nga mën a mbaal thon ngay jàpp coof ca thon bi mi ngi dund ci xóot bi nga xam ne c'est 1500 mètres de profondeur maanaam ci kaw nga koy mbaal wala nga napp ko ak kaan fa nga koy nappee amul coof amul kët amul dara. waaw dañu am pêche expérimentale du merlu noir. profond. Ah merci mais loolu du tondé. Le merlu non benn la. Ah déedéet même accord bi la non même accord bi la. non da nga naan dafa am accord yow bi ngay signé accord bi merlu bi bokkoon na si. pour 2 bateaux expérimentaux. yooyu ñoo fi nekk ba du tey. merlu profond mais kiy jàpp merlu sëriñ bi kiy jàpp merlu bi il le pêche profond. Oui. 250 mètres de profondeur. Oui. kiy jàpp thon bi il pêche à 1500 mètres de profondeur. Waaw. kiy jàpp thon man boo ma waxee ni kooku day jàpp coof da nga may wax lu ma non jaaxal. waxuma loolu non dama ni si accord yi non dama ni si accord yi. loolu la fi dama wax ni si si accord yi la nekkoon. dama ni si si accord yi. Hmm. li ñuy wax nit ñi di ko dégg si kaw. léegi tool nag la ñuy wax. léegi nag waaw li nga wax mais mais temps bi nag kii la prétexte pour jàpp la ay yeneen yu am solo toutes nos ressources. ay crustacés ak ay ay autres crustacés ay céphalopodes yoo xam ne Bon. kenn waxu ay leen ko. coof ay dorade lépp. parce que Bon. loolu ils prennent prétexte sur le merlu. Mhm. Et puis pêche expérimentale comment une pêche expérimentale peut durer pendant. il faut l'arrêter Ah mais on doit l'arrêter monsieur le mais ministre. arrête-le On doit l'arrêter. mais arrête-le. Waaw nous allons vous mettre devant pour arrêter parce que Non, vous qui non, avez non, signé man, ça. j'ai pris ma C'est vous retraite. qui avez signé ça on va Oui. vous mettre Non. devant Non, pour non, arrêter ça. oui non nee na moom dem na retraite. man moo wax kañ leneen lu man leer. kañ dama wax ba sonn Ah. gisuma benn action ma gaare xoolal moo wax ne leen lu leer. nee na moom dem na retraite. Waaw, nee na nag yéen ñun ñii daañu ko wax xeex. nee bu na demee yéen ba ñii. sës ñun daañu ko xeex. ca jëf àndu ci wax boobu amul sens ñun dinañ ko xeex. Nen nag yéen Union européenne daal accord yi xam nga et puis yaa ngi wax 10 milliards. 10 milliards pour 5 ans 5 ans pour 38 bateaux 38 bateaux pendant 5 ans 10 milliards qu'est-ce que ça représente c'est ça ko gën. en tout cas il pêchait kooku de 15 000 pêche artisanale ñoo ngi doon wax ñoom sax duñ leen bàyyi ñu fay ñu loolu ko comme ça nu arrêté ñu fay ko ñu arrêté les Waaw, les c'est accords bien war nañ ko arrêté ñu fay ko ñu arrêté les accords avec l'Union européenne. waaw mais lu la bëgg laaj may fàttaliku mbokk auditeurs yi du fekkee bëgg Boo ngeen leen bokk sa koy fay. émission bi. nga ñëw ci man ma cotiser merci. boo leen koy fay nga ñëw ci man ma cotiser ah kenn gën la nekk moom. dégg na leen ngeen may nu tuuti bokk du mbokk auditeurs yi ma leen di fàttali du leen bëggee bokk mën ngeen woote 88 628 98 98 waaw léegi sànq diggoon nga ay daal defe naa avant nga ak si mi ngi doon wax si affaire difficulté yi nga xam ne moo am pour faire appliquer muy ñi nekk si pêche artisanale ak ñeneen au Sénégal li nga xam ne par exemple sax loi la pour bi protéger géej gi ak yu demee noonu yooyu donc yaa ngi koy woo moom leen la léegi moom pare na. déedéet Yéen- retraite naa kañ man kañ retraité gaare na naa moom laa wax balaa boo léegi yéen difficulté yooyu nga xam ne dafa taxaw te loi sax di ko taxawal te gaañ di ko bañ di ko respecté mais kooku den dee tey ji dem di engagé si mbir yooyu yaakaar ngeen ni daa ngeen si am réussite. mais xam nga du ma ko nangul retraite bi parce que dañuy wax rek environnementaliste un jour environnementaliste tous les jours amul retraite. non man non waxuma retraite défendre la nature moom dama amul bàyyi wax retraite. bi maa ngi ci jëf bi léegi ñun. boo continuer ñun xam nga dafa bare loo xam ni dafa yomb rek ñu nëpp dégâts ak catastrophe yi pêche industrielle di def. duñ ko tudd foog ko bëgg ko wékk pêche artisanale ndax li si gën a bare soo ko déggee
quand on parle de pêche am na ñoo xam dañuy dégg rek des expressions qui nous viennent de l'étranger pêche durable pêche responsable pêche durable pêche responsable ñu bëgg ñëw appliquer que ci kaw pêche artisanale ni ñoom ñoo yàq géej alors que pêche artisanale li ñu yàq asaka la si li benn bateau di yàq. ah bon moom nga yaakaar gars yi neen pêche artisanale moo ëpp li mu yàq de. laa jël monsieur le ministre asaka la gis nga benn bateau soo jëloon koy benn bateau boo xam ne si pax lay napp su nappee si pax li muy jàppale si jën nga xam ne du ko yóbbu daf koy tuur. bateau boobu daf koy tuur. daf ko xëy na léegi sax léegi que changé nañu kii bi mais bu njëkk day seppi si pax bi jën yëpp mu tuur ko mu nekk benn kuule boo xam ni jë picc yi topp ko. montagne de poisson. montagne de poisson yàqu te ba tey day am tey ba léegi ñun on dénonce des bateaux chinois yoo xam ni dañu ñëw napp tout ba pare nekk di tànn di sànni di tànn di sànni di tànn di sànni yëpp ay kees di sànni lépp lu ñu soxlawul loo xam ñemewuñu ko teer au port ñu yëpp ko si ay kees tuurat ko si géej gi. où est la surveillance bi fu mu nekk. mais le Sénégal n'a pas les moyens de sa politique ñun suñu problème principal mooy que il faut qu'on renforce la surveillance Sénégal il faut xam nga lu ñu arrivé. waaw mais xaalis yi nga xam dañ koy dugal si wàllu pêche bi ak yi industriels yi. waaw foofu bëgg naa ci tontu surveillance boobu ngeen di wax parce que man bi ma nekkee ministre de la pêche dafa am benn kuréel bu tudd Sea Shepherd ma signé woon accord ak ñoom pour ñu jàppale ñu ci surveillance bi parce que ñoom dañu am ay moyens tey bon amuñu accord pour ñu ñëw Sénégal mais Sea Shepherd mi ngi surveiller géeju Gambie ak géeju Guinée-Bissau ak géeju Guinée-Conakry ak géeju yeneen géej yi nekk ci suuf sax am nañu accord ak ñoom ñi ngi surveiller ñi ngi jàpp ay saxaar ñi ngi def liggéey bu baax donc kuréel yu mel noonu nga xam ne ñoom seen mën-mën ak seen bëgg-bëgg seen commandant di tudd capitaine Paul Watson moo fi teree pêche à la baleine doon ko xeex ak japonais yi ba mu jógee fi Sea Shepherd kuréel la bi nga xam ne ñoom ñoo am seen budget am seen moyen ay nit de bonne volonté di leen jàppale ñuy surveiller géej gi donc ñu mel noonu dañu leen war indi Sénégal pêcheurs yi ñoo ko war a kaas ba ñu ñëw donc pour man bon surveillance bi waxoon naa la ko nee naa la géej gi dafa sonn toll fi nga xam ni boo ne mool yi doo def nii dootuñu jàpp dara nee naa la fele-fele rek moo fi jàpp jën ndax géej gi dafa sonn léegi nag man li ma naqari mooy bu ñu ci taxawul tey dina gën a metti suba rek waaye taxaw bi du ci ay wax ay jëf la. ay jëf c'est-à-dire. c'est-à-dire li ma la fi wax rek en 1995 la ñu dem Joal wax mool yi foofu wax jigéen ñi doon toj yéej yi 100% yéet bu jigéen boo jàpp dafa am doom au mois de février ñu ne yàmmi napp leen ko 11 mois de février ngeen nga bàyyi ko kenn mësu ko bàyyi ba léegi yéet baa ngi wàññeeku dañ doon napp 700 000 tonnes léegi ñu ngi ci ay 5 000 tonnes donc xam nga moom bu bëggul def dara man journée de la pêche FENAGE yi invité nañ ma fi ma bañ ñu invité insister ma bañ ñu insister ma bañ ñu saraxu ma ne ma il faut nga ñëw wax ma ne li may wax du la neex de ñu ne ma kaay ma ñëw journée mondiale de la pêche ma ne ba ñuy dem ca île du Saloum ñu tëj ñu fa ñetti fan ñuy wax li war aar géej gi wax nañ fa ba tëral 1993 ñu tëj ñu foofu ñeenti fan ñuy wax bi ñu waxee foofu ba tey 2011 ñi ngi waxaat yow sa mbaal lii lay def yow sa gaal lii lay liggéey ngeen nekk ay responsable ba dañuy wax ba kañ moo tax ma noppi parce que wax bu àndool ak jëf amul sens bu ñu jëfee nag dina ànd ak ñoom jëf waaye bu ñu fi nekkee di wax ma jàpp sama njàmbur ma jëf bi may jëmbat mangrove jëmbat naa fi dans 428 villages 20 000 hectares de mangrove 20 000 hectares lu tax parce que géej gi gis nga xam nga wax na parc Saint-Louis franchement pour man bu ñuy def ay parc yu mag dañ ko war a def ci géej bu jigéen bi ndax foofu la jën yu ndaw yi di màggee foofu la jën yi di nenee jën buy nen dafa am système mën naa ko expliquer xaw ma ndax am ngeen jot bi mais dafa am système gis nga géej jën bi comme ni ma ko waxee buy nen dañuy naax bu ñu naaxee par exemple naaxu ko naaxu coof ñaaxu yaax
naaxu dañuy dajale bu ñu dajalee ñu sànni nen yi waaye nen yi bu ñu ko sànnee ci géej gi dañuy laalante nen yi bu ñu laalantee ñu tëmb dem ci kaw bu ñu tëmbee dafa am benn ngelaw mois de janvier février ngelaw boobu moo leen di ëpp ñu dem biir géej pendant 60 jours mois d'avril ngelaw boobu arrêté mois d'avril bu ngelaw boobu arrêté ndox bi nekk ci kaw tàngaayu naaj bi mooy yokk degré léegi nen yooyu yëpp toj waaye nen yooyu bu ñu tojee nekk ay larves yu ndaw nen yooyu dañu nekk biir géej bu ñu nekkee biir géej du ñu am lu ñu lekk du ñu am lu leen aar dafa am benn ndaw gob bi nga xam ni day ñëw nen yooyu yëpp mu pousse leen ci tefes bi bu duggee ci delta de Casamance mu dugg ci delta du Saloum dugg ci tefes yi mel ni tefesu Bargny nga xam ne da nga fay jàpp ay jën yu ndaw yu bëri foofu la war a màggee waaye foofu lañ koy massacré léegi kon bu ñu nee loolu xam nañ ko boroom xam-xam yi muy wax xam nañ ko ñëpp xam nañu ni mois de février 100% maanaam yéeg bu jigéen boo jël am na doom kan moo arrêté di ko napp kenn da ngay wax ba kañ nga noppi ngeen indi ma fi naan ma journée mondiale de l'océan moom loolu indi ma fi Moussa répondre si li mu wax lu am solo la yéen syndicat ngeen lu ngeen di wax rek da ngeen di jëf nekk boo leen jëfee di ngeen ma gis seen wet mais bu dee wax rek wax nañu ba gaare aywa ñoo ngi lay déglu Moussa par rapport ak seen nit ñi ban langage ngeen leen di tenir pour ñu mën nangu loolu wala lan moo leen gàllankoor ba nga xam ne ñoom mënuñu nangu loolu waaw si jëf la ñu toll fi ñu nekk nii xam nga le problème il faut nga am interlocuteur te xëy na comme ni mu ko waxee problème bi dana àgg foo xam ni su fa àggul si métti nit ñi duñu sensible si risque bi nga xam ne moo am tey dañu toll foo xam ne ñàkkum jën mi tax na ñëpp jël nañu conscience que dañu war a xeex tey soo jëlee nga tàmbali ko Saint-Louis ba Cap Skirring pêcheurs yëpp mool yëpp d'accord nañu ni suñu premier combat mooy naka la ñuy def bu sauvegarder suñu ressources ndaxte xam li ma damay wax toujours dama ni Sénégal am nañu plus de 23 000 pirogues immatriculées et chaque pirogue est une entreprise muy bu ndaw bi bii jël 5 pêcheurs boobu mag bi bii jël 60 pêcheurs bu nekk entreprise la y a plus de 2 millions d'emplois mais tous ces emplois aujourd'hui sont menacés dañu menacé ndax gisatuñu jën wi y a une concurrence déloyale des chalutiers ay bateaux yoo xam dañu yor ay radar dañuy toog programmer radar yi fu banc de poisson nekk ñu xam ko avant muy accéder à la portée de la pêche artisanale ñoom ñu dem au large yu jàpp ko. yéeg sa kaw frontière sa kaw fekk fa jàpp ko. wëlbatiku kon c'est toute la pêche artisanale qui est en danger aujourd'hui kon ñun daa ngeen ñu dégg parce que le 4 décembre passé Union nationale des pêcheurs artisanaux du Sénégal nga xam ne aujourd'hui c'est la plus grande organisation de pêcheurs et surtout des pêcheurs en activité des propriétaires de matériel dafa programmer woon benn marche nationale déposer demande au préfet bi rejeté ko bi ko préfet rejeté def nañu 3 jours de grève ñu téye gaal yi benn gaal demul pendant 3 jours mais loolu def nañ ko daaw mais ñoo ngi koy préparé waat combat boobu ñun xaaruñu si kenn. waaw mais population bi ngeen di. c'est la pêche qui a survécu c'est la pêche moo nekk léegi en danger. waaw mais population bi ngeen di gaañ. non duñu est-ce que amu leen benn méthode bu gën a efficace boo xam daa ngeen contraindre état mu toog ak yéen. loolu lu baax la. état mi ngi ñuy recevoir. ñoo ngi wax mais recevoir ba pare sans soo toogee ba tey depuis que le président Macky Sall est là il a fait combien d'années au pouvoir mais barki démb lay soog a wax ni je vais tenir le conseil présidentiel sur la pêche. loolu ça veut dire qu'il nous a entendu. yaakaar ngeen si dara. dégg nañu daf ñu dégg moo tax xam na ni ñun ñoo ngi si combat moo tax mu woo ñu ni dafa bëgg ñu toog ministre bi képp kuy organisation ministre bi woo na la recevoir na la discuter na ak yow on est en train de préparer ces assises là et am nañu yaakaar ni assises yooyu suñ si génnee di nga gis beneen nappin au Sénégal di nga gis beneen napp incha allah assises yi on n'a pas le droit de louper ça. yaakaar nga ne licence de pêche pour être beaucoup plus concret que licence de pêche daanu ko arrêté mu jeex ndax jën amatu fi. Macky Sall moo ñu waxoon bi muy def campagne. waaw ñu wax na ko ñëpp dégg waaye dafa man su ma nekkee président dootuma signé benn accord ndax daf ñu fekkoon ñuy xeex ak Khoureychi Thiam on a mené un combat très dur contre Khoureychi Thiam à cause de 11 bateaux russes
waa 11 bateaux russes Macky Sall ni man su ma ñëwee bateau bi naa ko dakkal il l'a fait. ba mu ñëwee daf ko dakkal arrêté bateau yi. oui mais après. mais ñu dem 2014 mu signé 38 bateaux européens. waaw voilà kooku lan loo koy tuddee loolu naxe la. léegi nag suñu. waaw man kooku loo koy tuddee loolu naxe la. suñu jàkkaarloo ak moom. non ah loo koy tuddee danaa ko bàyyi. danaa ko bàyyi non suñu jàkkaarloo ak moom. je ne suis pas d'accord. waaw loolu daañu ko rappelé. daa wax après waaw. loolu daañu ko rappelé. leen koy wax leen koy wax. moom moo waxoon ni su ma nekkee président du ma signé ci benn. waaw doo ngeen jàkkaarloo leen koy léegi wax nag daañu ko wax ni que y' a plus de 2 millions d' emplois qui sont menacés. waaw yaa waxoon yaa c'est bëggoon vrai. créer des emplois. waaw mais bëggoon créer des emplois y' a plus de 2 millions d' emplois qui sont menacés. Ces emplois là ne dépendent maintenant la protection de ces emplois ne dépend que de vous monsieur le président de la République. Si aujourd'hui en cette occasion solennelle dans ce conseil présidentiel si vous prenez la décision d'arrêter les accords de pêche immédiatement la pêche va reprendre et ces emplois seront sauvegardés. te nii daan lekk jën. te nit ñi daañu lekk jën. à bas prix. à bas prix. ay daal yow lay déglu. c'est-à-dire. waaw vraiment je suis d'accord ak li muy wax. mu wax naa la fekkewu ko ni pêche industrielle dañ ko war a arrêter. pourquoi. ndax parce que pour man li des ci géej. yow doo wax pêche industrielle ban ngay wax ay ñi nga xam ne ñoo jóge bitim réew wala ak industriel bi nekk fii si biir dëkk. yëpp yi nekk fii. ñoo ak ñi nekk ci kaw pêche industrielle rek la mën a tudd. waaw d'accord nu dem. saxaar yi wax naa la benn nit moo koy moom fukki saxaar. ca kooku boppam la fi nekkal nekkalu fi mool yi nekkalu fi géej gi pour man loolu laa wax. mais ma ni d'accord naa pour que pêche industrielle ñu arrêté ko mais d'accord ma bu ñu waxee ni président dafa signé ay accord man El Ali Haïdar maa signé ay accord man. si ndigalam. non kay si ndigalam. jamais waaw bàyyi ko jamais ca bi ñu toogee conseil anglais na ma ca wax naa ko dëgg nee naa ko dama fi fekk ay accord exceptionnel depuis 2006 bi ñu arrêté accord de pêche industrielle dañ fi monté ay société écran ñu indi fi ay accord exceptionnel yooyu may gars yi ñuy napp 15 000 tonnes ma ne leen léegi comme accord exceptionnel la depuis 2006 yéen a ngi koy napp ñëw naa 2013 bu jeexee mu jeex da ngeen di napp ton ngeen fay ñu parce que ton commencé nañ ko napp wax nga dëgg commencé nañ ko napp nekk fi woon de. yof bi ñoo dañ ko commencé napp waaw dañ ko commencé sax ay xale yu tuuti. waaw mais c'est vrai loolu yàggul bi ñu ko commencé napp gars yi dañuy dem xóot bi di ko napp mais li ñu fiy débarqué franchement bon xëy na bu ñu arrêté accord yi ñu débarqué lu ëpp loolu mais pour le moment li ñu fi débarqué. suñu leen jàppale. waaw ak suñu leen jàppale. y a les fonds là qui sont là maintenant. na leen si jàppale surtout mais en tout cas les accords exceptionnels grand les accords exceptionnels étaient là depuis 2006 je suis venu en 2013 j'ai dit les bateaux sont là les familles sont là en train de pêcher le thon l'istao waxuma thon albacore bi gars yi di napp Yoff de l'istao la wax léegi ma ne comme vous êtes là que vous le pêchez de manière exceptionnelle depuis 2006 et que les accords exceptionnels que vous pêchez depuis 2006 vous permettent de pêcher 15 000 tonnes je vais enlever 1000 tonnes mu des 14 000 tonnes et vous allez payer 10 milliards mais ñoom dañ ko doon napp duñ fay dërëm. ah mais kooku c'est pas normal. mais loolu laa fi fekk léegi ma réajusté ko pour 5 ans yooyu jeex na man musuma jox accord pour démersal côtier musuma jox accord pour yaboy musuma ko jox benn yoon xalaatuma ko parce que dama ni xeetu jën yooyu moom la mool yi di jàpp mais yow tamit dama xam géej. mais ay daal li ma la bëgg a laaj. yow donc c'est possible que le ministre joxe accord sans pour autant même consulter le président de la République. ma ni c'est-à-dire boo fi fekkee benn cas nga war ko défendre en tant que ministre da nga koy défendre bien sûr en conseil da ngay informer autorité mais boo fi fekkee accord exceptionnel depuis 2006 ba 2013 nit yi di napp 15 000 tonnes sans payer 1 franc nga ni accord yooyu laa fi fekk nañ ko continuer mais il faut ngeen fay mais loolu lan moo ci bon expliquez-moi. loolu kañ lu baax la moom pour le pays. ba pare ça paye l'argent au pays. parce que attention je suis d'accord que gars yaa ngi débarqué ay tons yu bëri mais pêche ko di nga xam lu muy ndax dina mat 14 000 tonnes nous on a le droit nag de pêcher 50 000 tonnes mais pour le moment on pêche 14 000 tonnes donc il reste de la marge qu'est-ce qui vous empêche d'aller les pêcher. c'est pourquoi loolu moo tax ñu ni ñun état bi suñu demee ba ay pays des dëkk yoo xam duñu pays de pêche lu mel ne ay Gabon. oui du ñu ëpp mise à terre. oui Gabon dafa bëri jënde mais ñun amuñu mool dëkku mool
Le Gabon n'est pas un pays de pêcheurs. C'est comme la Mauritanie. La Mauritanie n'est pas un pays de pêcheurs. mais maintenant xëy na c'est un pays de xëy na pêche. dañu yàqul seen géej. ñun yàquñu suñu géej. Ah, si. bañ a yàq. Sénégal. ah mais yow tam dañ ko Ouais, yàq ba mu set waaw wecc. ana jën ba nan la ko waaw ana yàqal. jën ba Qu'on m'explique naka la ñu yàq géej. mais du ñoo ngi bàyyi n'importe ma qui expliqué la dugg. ko. ma expliqué la ko. ñun réew moo xam ni xam nga ñun. waaw bàyyi ay daal expliquer Man, il t'explique waaw bàyyi ko ma expliquer lu Nous sommes le plus grand pays de pêche. waaw on est d'accord waaw bàyyi ay daal explique waaw d'accord Ouais. bàyyi ko ma expliquer lu Hein? c'est vrai. li yow mu xam nga wax dëgg la. loolu ñun li ñu xam si napp. Non, ak foofu li ñu d'accord. napp. ma ne loolu. waaw bàyyi ko addina ma bi yëpp àggale. xam nañ ko. Voilà. loolu man d'accord naa ak yow. waaw mais quand même da ngay d'accord ni bi géej gi di naat. waaw. di bëri jën da ngay mbaal nga jàpp yaboy bu def bu yaboy tas ngay dox gis beneen naax nga mbaal mu yaboy mbërëg nga sànni bi géej nga yab bële loolu amul. waaw loolu am na. ah loolu du yàq. waaw mais bon yàq de. Benn. mënu ma yàq la xam nga. bàyyi ko ma waaw bàyyi ko ma àggale Ñaar. non xam nga daa ñëw daa wax après bàyyi ko Ñaar. mu waaw ñaar xam nga daan nañ fi napp fii Sénégal ay mool di sànni bomb ci géej gi di for ay jën loolu du yàq ñett mool yi bu ñu demee géej plongeurs yi. plongeurs yi wax naa ko fii yow. waaw bàyyi ko ma àggale astafurlah man musuma napp ak butéel sama àddina bi may dund musul am te dama ko xeex loolu lu tax ma koy xeex parce que wax naa fi nii naax jën buy jur dafay naax bu naax bi dajaloo góor bi ak jigéen bi dañuy sànni nen ñi ci biir géej gi nen ñi ñooy dajaloo bu ñu dajaloo bon léegi yéeg kooku ci ñu kaw. xam nga 3 fois del léegi suwaatal mool bu wàccee plongeur bu wàccee yore butéel jam day tas naax boobu bu dawee nen yooyu dootuñu laalante moo tax waa Kayar tere loolu seen géej te ñu ngi koy xeex loolu am na fépp sauf Kayar lu tax waa plongeur bi. waaw amul Kayar de ah si Kayar am na plongeur. En bouteille. En bouteille. en bouteille Saint-Louis amul plongeur. non Y a pas de géeju plongeur à Saint-Louis Saint-Louis. géeju Saint-Louis xëy na amul plongeur mais géeju Kayar waa Kayar ñoo xeex pour que plongeur yu Yoff ak Ngor bañ a dem bañ foofu ci ñëw waaw d'accord. waaw léegi loolu aar la Loolu ñu ngi c'est aar vrai. Waaw, c'est vrai. kon loolu tamit mën naa ne yàq la man li may wax mooy jën bi fa muy nenee il faut ñu bàyyi ko mu nen jën bi fa muy màggee il faut ñu bàyyi ko mu màgg ndax bu juree ak bu màggee yéen lay njariñal du keneen yéen a koy jàpp donc pour man loolu la ñu war a jóg ñu def ko wax nañ ko nekk lu yàgg franchement ba Ablaye Sow nekk président FENAGI yi ba léegi mu ne moom Ablaye Sow moo ko wax de bi muy dund mu ne boo demee Yaraax da ngay xaar géej gi fer nga sëgg for yéet for buy for sebet nga dem lekk léegi boo sëggee Yaraax lan ngay for lu dul mbalit waaw léegi loolu kan moo ko def suuf su ñuul kukk. ah war nañu taxawaat daal kooku mooy man actuellement état des lieux ah kooku état waaw mooy actuellement état des lieux actuellement waaw waaw xam nga léegi soo ko seetee napp gi maanaam Sénégal li mu dem mooy tey répondre pêche industrielle xam nga pêche industrielle mënul ñàkk au Sénégal ndax pêche industrielle dañu nekk ci zone franche ñoom dañuy liggéey pour exportation parce que ñoom ñooy faire rentrer des devises pêche artisanale day pêcher pour approvisionner le marché intérieur FAO dafa am ay normes internationales yu mu fixé réew yëpp population bi nit ku nekk am na un certain nombre de kilos de poisson boo war lekk dans l'année 29 kilos 28 loolu la pêche artisanale au Sénégal par an Sénégal bokk na ci réew yi nga xam ni atteindre nañu ce truc là ñoo koy satisfaire et c'est la c'est li ñu recommandé Oui. non ñun atteindre duñ ko de dépassé nañu attends Kolda ñoom ñoo ngi si 6 kilos dafa naa non non déglu ma bàyyi ma wax waaw. Kolda ñoo ngi si ñoo ngi doo ko xoolee population Kolda ñoom si 6 kilos la nekk léegi nag doo xoolee Sénégal ñoo ngi gravité entre 26 kilos yow 26 mais- 29 nga wax waaw. mais 26 nañu yem niveau national Mais Kolda baax moom na, 6 kilos 26 rek baax la na. waaw baax na Waaw. mais atteindre nga ko Kolda 6 kilos la yem moom waaw mais xëy na répartition C'est pas homogène, hein? c'est pas homogène Ouais. Et si- da ngay et wut si- da ngay wut camion Xool. nga dem jaay jën kaw la kon moom kay moom laa bëgg moom laa bëgg def si c'est pas yaakaar naa ni LBA ñoo ngi séparé dimbali si sax c'est pas homogène du photo pêcheurs yi ndax xam nga ñun li ñu jaaxal mooy Sénégal da ngay xëy suba nga dégg ñu y a des programmes de chambre froide programme indien programme leneen ba ñu bind ko ba lancé ko nga toog dootoo gis dara te quai de pêche dëkk bu nekk tey quai de pêche bu nekk mais dañ fa war a construire des structures de conservation suñu amul structure de conservation du ñu mën a sàmm jën wi mën naa dem nappi tey man entreprise laa yore
damay liggéey dama bëgg liggéey sama njaboot dañuy liggéey ma fa 400 000 francs def ko frais dem nappi ma jàpp jën ma teer fekk gaal yi jëkk nañu ma teer sama jën yi jarul xam nga lu may def damay fay 100 000 francs pour ñu tuural ma jën wi su fekkee usine de farine de poisson amul su ma ko mënul yóbbu usine de farine de poisson damay fay 100 000 francs pour ñu tuural ma jën wi. ñu tuur ko fan. si tefes gi. ah bon mais monsieur Sall loolu du yàq. dégg nga xool ma wax la déglu ma wax la rek léegi su subaa ma frewaat 400 000 dem tëmbiwaat pour wut jën su fekkoon ne amoon na des structures de conservation kon jën woowu du yàqu. sooy tëmbi sooy ñëw daf lay wóor ne jën daa am foo ko def. grand mais quai de pêche yi nga jël ko Saint-Louis ba Kafountine. grand ñaata quai de pêche ngay gis yu am. 1989 waaw mais ay dama la bëggoon laaj si li ñuy tuur loolu lan la. du ko tuur ensuite qu'est-ce que ça devient. 1989 yaa ngi dem géej. oui génn bàyyi naa géej avant loolu. ah bon mais say doom a ngi dem géej. moi je suis vieux waaw samay doom. say doom ak samay sët. ak say sët ñi ngi dem géej. ah. maa ngi nuyu sama doom bu nekk Kayar. waaw Chérif Dieng maa ngi lay nuyu di ziar di nuyu mbokk Kayar yëpp. merci ak man tamit maa ngi leen nuyu bëri naa fa ay xarit yu baax. léegi ba 1989 dañ doon jàpp poulpe yaranka Sénégal mu jar kilo 1850 mool yi di ko jàpp muy wàcc ba juróomi dërëm kilo. ba mareyeur bi boo ko ne kaay ma jaay la poulpe mu ne lu tax ma koy jënd bu ma sëggee for ko. c'est vrai. du dëgg ñu ko doon sànni ci mbalit yi muy nëpp te buñ ko bàyyi woon ci géej gi da doon nen rek di jur ñuy am poulpe ba abadan ñaata yoon lañ leen di wax poulpe bi léegi nañ ko réglementé parce que tuur jën boobu ngay wax moo tax ma bëgg la tontu gis nga mool yi boo leen d'accordoon xam nga Kayar bu jën amee Kayar dañuy réglementé gaal yi génn dañu naan numéro pair yi dañu génn tey numéro impair yi génn suba léegi prix bi du daanu mais yéen boo leen réglé wul nga jàpp sa morom jàpp prix bi day daanu ba mareyeur bi dootu ko mën a exporter parce que caisse chambre am dafa fees camions yi dootu ñu ko mën jënd parce que seen camions yi dañu fees ba yow doo xam noo ko def nga tuur ko boo ko tuuree tamit yeneen jën ñoo koy lekk wala mu nëb foofu rek nëbal tefes bi yëpp wala picc yi ñëw lekk ko wala yeneen xeetu jën yi nga xam ne dañuy lekk jën bu nëb comme si ak yooyu génn lekk ko. waaw mais lu tax ma leen yéen organisé wu comme par exemple li mu wax ku ñu décidé dañuy def tey jii père mooy dem gannaaw suba impair. mi ngi bëgg jax ay daal may tuuti rek dañuy wax rek topp moo si des bàyyi naa wax léegi ngeen organisé de telle sorte que loolu Saint-Louis la cosaanoo. waaw mais organisé wu au moins suñu mbokk Kayar yi soo leen laajee dinañ wax ni ñoom. waaw dañuy def une mission spéciale ñëw Saint-Louis. ñu waxtaan. ñu seet loolu naka la ko waa Saint-Louis réussir parce que Saint-Louis da ngay jënd licence Mauritanie 12 mois. waaw 365 jours. nga am droit pêcher 365 jours. ñu organiser ko ba nga xam ni 70 sorties ngay def dans l'année. voilà c'est bien. 70 sorties gaal gu nekk tu fais 70 sorties quelquefois ñu def ko ñaari tour quelquefois ñu def ko ñetti tour quelquefois même en plus de réglementer le tour ñu limiter un quota. oui tu ne dépasses pas tant de caisse. mais grand moo tax ñu am jën. waaw mais nag comme waa Kolda ñoom ñoo ngi lekk 5 kilos. waaw ñoo ngi lekk ñaata. 6 kilos 6 kilos par an. te ñoom ils ont le droit de manger 29 kilos comme tout le monde. waaw ñun dañu war a am ay chambres froides yoo xam ni. je suis d'accord dañ koy remplir. wallahi je suis d'accord. dañ koy remplir nan ngeen koy su ko amee defee nan ngeen koy amee mais c'est l'état. y a des chambres froides. waaw doo demee nga waxaale ka Macky ñun xamuñu fu ñu ko doo dugal. invité leen leen doo demee ngeen waxaale ka non chambre ah bon xam nga chambre froide yi fu mu dugg. xamuñu fu ñu ko dugal chambre xamuñu froide ko yaa ngi fi wax. xamuñu ko de xamuñu fu ñu ko dugal. mais Adja yow temps bi nga fi nekk chambre froide amoon na wala. amoon na kay ñaata amoon à peu près. fu ñu ko dugal ñun xamuñu ko ana chambre froide yi. tefes yi amuñu chambre froide dëkk bu mel ne Kafountine ak la fay wàcc ci jën. chambre froide bi nekk Rufisque kooku moom du ménager. kooku kañ la tëjoon kañ la dee. ah mais lu tax parce que fay ñu courant. courant loolu problème de gestion la. ah du courant mais comme nee état bi dimbale bopp. mais loolu c'est un autre problème parce que. mais non li ma la wax rek xam nga da nga kooku. tudd chambre froide ñu jox la chambre froide nga ni dafa tëj. waaw lu tax mu tëj parce que fay ñu courant problème de gestion. problème de gestion xam nga. ah kooku mais chambre froide yaa ngi fi grand. xam nga loolu lan mooy inconvénient bi. dañ ko fab waaw lu ñëpp mbokk. ñu jox ko benn organisation. waaw mais su fekkee ne dañu ñëw Rufisque. ñu ni waa Rufisque pêcheurs yëpp ñëw leen. lii yéen a ko moom. waaw man de yàlla na ngeen am chambre froide ba suur. dem Ndar. ni yàlla chambre froide yàlla nii ba ngeen kontaan yéen ñëpp yéen a ko moom. Kafountine chambre froide da nga nii pêcheurs yéen ñëpp yéen a ko moom. ñu organiser leen daañu ko gérer. ndax du doon alalu kenn. c'est vrai.
donc actuellement amul fa am chambre froide au Sénégal. ak a bëri yu néew Kayar chambre froide yaa ngi fi de. Kayar mooy marché. boo demee Mbao am na boo demee Soumbédioune am na bëri na ay chambre froide. Soumbédioune man. ci tefes bi ci am na benn chambre froide bu nekk foofu. privé mais chambre froide la non privé. ah mais privé lan chambre froide la non. mais léegi loo bëgg ay chambre froide yow moom. le gouvernement indien non yoo xam ne état bi moo ko fa def. le gouvernement indien di fay a fait don de combien de chambres froides ñun yooyu la ñu bëgg. Union européenne ñaata chambre froide la joxe woon dans le programme espagnol. en tout cas ñaata chambre froide la joxe woon. waaw mais en chambre froide yooyu dañu bëgg état bi am un suivi de ces chambres froides là. waaw mais dëkk bu nekk am chambre froide. waaw mais on ne peut pas développer la piste amuñu ay chambre froide. waaw mais Moussa man chambre je suis d'accord avec froide vous européen joxe woon ana chambre froide yooyu ñu ngi ko def. question de gestion lay doon toujours. c'est-à-dire du ngeen mën fay courant. xam nga chambre froide boo xam ne dañ la koy jox ñu tabax ko toog 10 ans tëj ko. pourquoi parce que malheureusement parti socialiste la woon. parti socialiste daal. man PDS ñëw. non man signé naa fi ay chambre froide sont restés fermés. non yow avant nga ñëw yow. waaw dama ni le premier programme espagnol. waaw bi nga xam ne moo defoon chambre froide dans les quais de pêche à Saint-Louis. à Thiaroye à Yène à Mbour. et à Ziguinchor. quai de pêche yooyu nga xam ne ñoo àndoon ak chambre froide yooyu. quand je prends l'exemple de Saint-Louis fekk PS daanu PDS ñëw ces chambres froides sont restées fermées pendant 10 ans. mais pourquoi xanaa ji il y a pas de continuité dans l'administration. mais il y a beaucoup de chambres froides. y a c'est pas que de boo demee nga continuité. fay ñu dencal la sa jën mais il faut nga fay parce que ki lay dencal jën bi day fay courant day fay employé dafa am ay charges mais il y a beaucoup de chambres froides au Sénégal. mais ay privé la yooyu ay privé. mais alors même yéen sax ngeen amul chambre de froide da ngeen war fay. non ñun quand nous avons. yéen du ngeen jox chambre de froide da ngeen bëgg mu nekk gratuit. dañuy fay mais ah oui mais dëkk boo xam ne am nga 32000 pirogues 32000 pirogues da nga war a am un accompagnement. waaw c'est vrai dafa war a gën a bëri chambre dafa war froide a gën a bëri. mais am na. waaw su ko defee mën nañu sax toog 1 mois comme ni mu wax le repos biologique mais on ne peut pas parce que on fait du repos biologique du ñu lekk jën un repos biologique ça se prépare dañu war a mën a pêcher conserver période bi nga xam ne période de reproduction la espèce bu mënti doon muy ciblé ñu ni kat géej gi Sénégal dañu tëj seen géej de Saint-Louis jusqu'à Cap Skirring gaal du dem bateau du dem on fait de la conservation mais day fekk mu am ay chambre froide yoo xam ni denc nañ ci jën boo xam ni mool bi même su demul géej day naru ndax denc na jënam mais su fekkee ni accompagnement amul. mais grand man kontaan naa trop ci li ngay wax. merci mais loolu ngay wax est-ce que boo tëddee da nga koy gént loolu mënul am. bañ a mën a am. non mënul am. léegi UNAPAS àgg foofu UNAPAS dana àgg foofu léegi. amiin yaa rab. léegi UNAPAS àgg foofu amiin xam nga booy tëj géej gi. waaw da nga naan poulpe bi mois de janvier lay jur nañu napp leneen lu dul poulpe ñu bàyyi ko mu nen. waaw nga ni coof bi wala yaboy bi mois de juin lay jur nañu napp leneen lu dul yaboy ca loolu waa CROD xam nañu loolu yëpp période de reproduction yi xam nañ ko lieu yi nga xam ne tamit jën yi dañ fa war a màggee dañ ko war a protéger mu nekk aire marine protégée mais aire marine yi dañ ko war a def ci géej bi nga xam ni jën yaa ngi fay màggee waaye géej bi nga xam ni jën yaa ngi fay màbbe moom foofu lañ koy mbaalu tefes xëcc ko weer ko di ko yóbbu Burkina te du man ak yow Matar ñoom la quand même. mais et puis pour précision nee nga bateau yi ñun ñooy napp leen jox mais bateau yi dañuy dafa am un jeu. non seulement pêcheurs dañu leen di jaay yoos. mais ñoom ils ont un système de pompage. boo xam ne dañuy napp directement yoos ñoom. ces bateaux espagnols et français là yi fi ñëw dans le cadre de l'accord dañuy napp yoos boo xam ne dañ ko jënd. da ngay mbaal. boo mbaalee. au lieu nga xëcc yoos bi. parce que day sonn dee ñoom dañuy dugal seen. pompe ko ci sa mbaal. pompe ko fay la nga dem. mais suñu ñëwee ñoom. da nga leen koy jaay suñu ñëwee gis naa ko yoos. mayiloo ko gis naa ko yoos bi. ñoom am na seen suñu wàccee seen pompe. non naax bi nag bu ko mbaal jàppul ñoom duñ ko mën a pomper. parce que day dox mbaal moo koy jàpp. ñun xam nañu ni. waaw yow xam nga lu bëri man respect naa xam nañu ñoom daañu ko pomper. d'accord daañu ko pomper daañu ko. bon daal yéen daal géej gi daal seen géej la daal yéen daal yéen am na ñu ngeen di defante si biir. vraiment ak di joxante man nag bëgg naa. coow bi bare na waaye am ngeen ñu ngi business baa ngi si biir. Sénégal daal yàlla may na leen li ñu am si gaal benn dëkk amu ko li ñu am si pêcheur benn dëkk amu ko. ba pare amu leen jën.
war ñu mën a ñàkk jën. ah voilà mais ñàkk ngeen ko. suñ ko organisé. ah comme nee nañ ñoo ngi jëm si conseil présidentiel. waaw te ñun suñu yaakaar yëpp ñoo ngi ko teg si conseil présidentiel. oui yàlla na sotti. waaw mais conseil bi itam jël ay loi ak yooyu rek la mënti waaye yéen ñii seen bopp du fekkee ne changé wu leen ak lu ñu fa mënti wax du def dara. non moom nee na dinañ changé ñoom. moom loolu la wax fii dañu engagé te moom li mu wax franchement gëm naa ko. waaw on va voir sur le terrain. nitu conviction la. xam nga mais nitu conviction mais moom dafa am ñu muy sant. dafa am ñu muy waxanteel. mais on va voir sur le terrain ba juboo rek. bon d'accord ñëpp moom nañ bëgg parce que au moins ñun bëgg nañu am jën. waaye jën amatuñ ko. c'est ça le grand problème. xam nga boo bëggee am jën grand boo demee marché sa jabar wala sa doom mu dem marché da nga naan ko bul nangu jën bu ndaw nga jënd tëll jën bu mag moo gën nga jënd jën bu ndaw boo jëndee yattanta bu ndaw wala nga jënd coof bu ndaw coof boobu wala yattanta boobu wala kocc boobu musul jur te loolu day tax mu seey ndax jën dafa war a jur dafa waroon màgg voilà màgg léegi yow consommateur bi yow individu Sénégal moo tax ma naan la du question loi du question organisation question nit la ñun sénégalais yi ñoo war a yeewu xoolal barki démb rek bi may wax sénégalais yi man leen boo leen dogee ci koor gi xooxu tàndarma bi bu leen ko sànni dencal leen ma ko dinaa ko jëmbat mu nekk garab mais jox nañ ma ay junni xooxu tàndarma mais loolu citoyens yi ñoo ko def du loi du ordre buur du dara lu dul ñoom seen bëgg-bëgg ñu jàpp ci def ci seen wàll ñun ñëpp ñu ànd jumbo mu nekk garab mais bu ñu defee noonu pour jën bi yow nga ne sa doom bul jënd ci jën bu ndaw moom mu bañ ko jàpp parce que xam nga bi ma demee ci restaurant boobu ma la doon nettali wax ji foofu la nag bu mu ko jàpp. xoolal bi ma demee ci bu mu ko restaurant jàpp rek kenn du ko xam jënd. nga lu ma responsable yu mag nekk responsable yu mag ñu ne ma mais jën bi dafa dee ma ne ko mais boo ko jëndee fii ci restaurant bi restaurateur bi dina ko commandé mool bi dina ko dem napp waaye yow responsable boo ko nee man jën coof bu ndaw bi coof bi nii la toll ñu teg ko ci assiette bi mu ne ko boo ko lekkul restaurateur bi dootu ko jënd ci mool bi bu amul ku mu ko jaay dootu ko napp waaye c'est kon une chaîne ñun ñëpp la c'est une chaîne une chaîne te ku ci nekk bu deful wàllam géej gi du naat waaye géej gi bu naatee lan mooy naat lu dul xol yi mool yi jàpp jënd ci faj seen soxla. mais le problème c'est que tam comme ni ñu ko waxee léegi chaîne nekk il faut que tam chaque maillon de la chaîne nous sensibiliser et c'est ça le problème mi ngi wax citoyen est-ce que le citoyen boobu laa moom li nga xam ne moom lañ wax fii léegi moom ak seen compréhension boobu am na ko du ko amul tam du ko mën jëfe sur le terrain ou bien au niveau de sa famille comme ni mu doon waxee doo yónni sa doom bul ko yónni bu ndaw bu na jënd bu mag parce que du jëndee bu mag dana kii c'est ça également le problème. xam nga ñun kii napp yoos tey xam nga dañ ñëwoon Sénégal bu njëkk man suma maam ba muy dem màkk bi mu njëkk dem màkk dans les 1925 boobu sax mbaalu laaw scène de plage si la dem màkk gis nga scène de plage boobu. baal ma de dogguma la. dinañ ko xëcc. juróom-ñaari fan ñuy tibb jën bi te du jeex. parce que jën daf siy bari. dafay bari xoolal dañuy yàpp oto yi ba mu fees juróom-ñaari fan ñuy tibb jën bi ci scène boobu fii ci tefesu yaraax bi. comment waaw léegi nag scène de plage yooyu xam nga ni yow wàññeeku du baax donc jën ñàkkul gars yi seen façon defin moo amul. biñ ko interdire nit ñi bàyyi nañ ko pratiquement. am na ñu ko dese. mais ñooñu dafa am liggéey bu ñu war def ak ñoom wax ak ñoom. récupérer scène de plage yi. wutal leen beneen matériel de pêche. accompagner leen. oui tout à fait suñu leen accompagner dinañu bàyyi loolu. donc lépp lu fi nekk comme yàq. pêche artisanale moom li fi nekk comme yàq. yomb la réglé ñun pêche industrielle moo ñu jaaxal. ak pêche INN. moo ñu jaaxal mais loolu su mais pêche industrielle bu ñu joxe licence c'est tout jeex na tàkk. waaw bu ñu joxe licence suñu joxewul licence jën wi day teer day ñëw teer moom xam nañu jën wi day teer kenn dootu ko dogale au large jën wi day teer su teeree nag le pêcheur il a le choix da nga daan tëmb yor sa gaal nga tëmb nga romb naaxu yaabooyu tas nga dox si biir ba génn ko doo ko mbaal nga romb yaabooyu mbërëg nga dox si biir ba génn ko doo ko mbaal yaa ngi wuti beneen jën mais aujourd'hui su fekkee amatoo choix def nga frais 400 000 am nga 60 pêcheurs yoo xam ñoo ngi si biir gaal gi pêcheur bu nekk am na famille am ñëpp si lii la ñu dépendre c'est vrai il faut nga jàpp li nga gis mais il faut ñu organiser ko su ñu amee ay structure de conservation léegi ñu defaraat napp yi mais man li ma bëgg a laajte xam naa mooy nekk certainement dernière question
sànq yaa ngi doon wax ni woy état bi dafa soxla ay devises loolu tax il faut que benn certaine personne def ko mais kooku itam également gàllankoor lay nekk du fekkee ne état bi non attendez damay poser question waaw bàyyi leen ma poser sama question au moins état bi du fekkee léegi moom dafa soxla devise léegi ma jël comme par exemple GAIPES ñoom bi ñu leen waxee lan lan wax dañu non def leen naa dañ ne état bi man wax suñu defe naa 80% si nu lu ñuy napp kooku nan ko jaay à l'extérieur parce que état bi naan dafa soxla devise te devise yi nga xam ne ñun moom ñuy indi ñoom nañuy fay seen exportation lu lan lan wax waaw dans ce cas là donc y a la complicité de l'état non c'est-à-dire xam nga loolu c'est normal. waaw déglu non mais loolu tam dafay non attendez est-ce loolu tam taxul ni ba nga xam ne jën bi ñu bëgg consommer dafay wàññeeku non loolu taxul réglementation bi di ñu leen koy appliquer. non waxuma réglementation dama laax jën bi ñuy lekk du fekkee ne dañu def noonu 80% nu koy jaay à l'extérieur nu koy exporter mais kooku ñun li ñuy lekk dafay wàññeeku te li wàññeeku dafay cher mais sëriñ bi quand même loolu si la bokk de si saxaar bu mag bi saxaar bu mag bi bu jàppul jën boobu kan moo koy jàpp ku dul mool yi kañ la ñuy jaay ku dul exportateurs yi fan la ñuy indi devise la ñuy indi benn la rek dafa di man li ma wax mooy dafa am ay xeetu jën yi nga xam ni muy démersal côtier maanaam yu fuuf jarañ jën yooyu nga xam ni ci xeer yi dañuy dund ci suuf ñu tudde ko démersal côtier te ci tefes bi la ñuy nekk maanaam diggante 0 ak 50-60 kilomètres jën boobu man sama xalaat dañ ko war a bàyyil mool yi moom ak petit pélagique muy yaboy muy jay muy kafang muy loolu yëpp pour man dañ ko war a réserver exclusivement à la pêche artisanale ci kaw nag ñu ne leen fa muy jure bu ko kenn napp ak période yu juram xeet bi nañ ko bàyyi ñoom ñu d'accord ci di nga gis géeju Sénégal dina naat mais il faut ñoom tamit ñu d'accord appliquer dara. ñu respecter affaire bi. mais ñun d'accord nañu xam nga Sénégal moom xam na ni déjà kuréel bi nga xam moo yoroon loolu moo jox autorisation pour ñu joxe ay accords kuréel sax amatul woon bateau de recherche. waaw kon kañ la ñu léegi affaire bi c'est zéro. bon kon nga xam ni moom la wax nee na amatul xaalis pour def recherche. y a pas de bateau de recherche ñoo koy soog a réparé waat kon léegi ñun am nañu yaakaar ni fi ñu nekk ñun position bi ñu toll. dañuy changer ou périr. ah oui. changer ou périr. kon xam ngeen loolu. obligatoirement. est-ce que d'accord ngeen si pour def que les gens sont préparés pour. d'accord nañu si on va le faire dinañ ko def su fekkee ni xam nga. amul affaire bi ma dundee sama famille li ma gis laay napp ñun ñoo ngi demander à l'État la limite des 6000 marins mu yóbbu ko à 12000 marins. 12000 marins. su ko defee bateau yi dootuñu jaxasooti ak pêche artisanale. on a constaté beaucoup d'accidents yoo xam ni mais suñu gaal réeree war terre suur gaal gi des géej. waaw. nga xëy di seet gaal gi di ko seet ñaari fan ñetti fan nga fekk gaal ga toj. mool ba dee. saxaar moo ko mbëkk. waaw. loolu moo tax ñun nañu teqale saxaar yi ak gaal yi fi ñu nappee. waaw mais il faut que surveillance bi tam taxaw de saxaar yi yem à 12000 marins. oui mais il faut que tam surveillance bi efficace. mooy li ma jëkk wax dama parce que surveillance bi yooyu efficace wul dañuy dugg te kenn mënu si dara. ma ne na fi saxaar yi seen bopp ñoo fi war a jóge. ah bon daal wax ji loolu la yow doo demee. Sénégal mënu ñàkk saxaar moom. non dama sa président dégg nga li mu la wax nee na doo demee sa président nga na fi saxaar yu jóge bokk pour quelque temps au moins. comme ça au moins 3-4 ans géej gi naat. non 3-4 ans 12000 marins rek nañu dem 12000 marins. waaw bàyyi. ñu teqal ko fi ñuy nappee. voilà 3-4 ans guddi na moom kañ doon dem ba 10 ans rek. mbokki auditeurs yi voilà dégg ngeen tey jii émission bi mi ngi jubloon si wàllu napp geek ak conditions yi nga xam ni moom lañ war taxawal ngir jën bi mën di ñëwaat et puis mu nekk prix boo xam ni quand même dana accessible ak tam mesure bi yu ñu war a observer surtout ñi nga xam ni ñoo nekk tam si pêche artisanale bi ndax tey jii lu ñu leen tuddi bi bëri na trop bien que ñoo ngi wax tam saxaar yi ñooy yàq waaye tam pêche artisanale bi mu joxoñ na leen si wàllu yàq bi ñoom tam defe naa dégg nañ waxtaan bi te daanu jëm rafetal mbir yi ki nga xam tam mooy nguur gi moom affaire licence am yooyu moom tam na ko téye soxlaatul ko fi pêche artisanale sax nen moom mën nañ ko fayal ñoom seen bopp te lu bàyyi suñu géej ñu noppalu comme géej yëpp am fulla ak fayda comme Mauritanie ni muy aari géej yëpp nu aar suñu géej comité de surveillance itam ak tam la surveillance nu dooleel ko bu baax a baax parce que amuñu matériel bu ñu defee te gaa yaa ngi nekk fii si kaw si biir géej gi di ndaataatalax
Pape Laye defe naa moo nekkoon si partie technique bu Makhtar Sall doon leen jottali seen émission waar wi di gërëm également ñi nga xam ñoo ñu suñu partenaire la Banque agricole du Sénégal voilà mi ngi noonu moom mi nga xam ni wàllu production lay jàppale surtout fa nga xam ni moo gën mais une véritable patriote donc il faut que ñu gërëm leen bu baax a baax ji leen jox ndax lay incha allah beneen àllarba jërëjëf. ngir gunge suñu réew mii di Sénégal ak mboole seem kuy yëngu ci wàllu koom-koom rawatina ci wàllu mbay càmm ak napp boole ko nag ak taxawaayu aar li ñu wër di alam bi ngir yokkute gu mat sëkk te mucc ayib LBA la banque agricole lëkkaloo ak Sud FM seen rajo ñoo leen doon may seen émission waar wi la banque agricole LBA di banque bi xarañ te ubbeeku